di leen wax ni rek yéen a ngi ci festival bu mag bi nga xamante ni bi tonton Diaw Bass rek moo ko fi def dëgg du neex nee naa moom dafa dëkk ci dëkk bi boole ko defar dëkk bi dañuy dugg rek ñu gën a dem ci biir rek ma wan leen ni mu demee et messieurs di ci loo leen nekk léegi dama bëggoon xam rek sa chemin noir lan la ak lu waraloon sa tànk ci festival bi parce que macha allah def nga daal mbaa xeeboo rek ni nga def. musoo koo xeeb waa bëgg naa yooyu mbaa xol yaa ngi féex kon bu baax. tere féex sax waa ko jur lii waa léegi dama bëggoon xama festival bi noo ko gisee ndax kontaan nga tamit ci tonton Diaw Bass lii mu def nii parce que macha allah bi mooy 2 fois ka muy def lu mel nii te laf cat doomi Jurbel yi gis nañ ci seen bopp yow lan moo ci sa xalaat yaa ngi kontaan. kontaan naa bu baax kay ndax lii initiative bu baax la ñëw fii bégal xale yi tout ça loolu lu baax la moo tax maa ngi kontaan bu baax kay moom. ayca waa ni nga def xeeboo ko laa bëgg. musuma kaa xeeb musuma kaa xeeb. dëgg la yaa ngi waajal demee ca waali ba. li ma koy waajee ëpp na. du yomb faramaareen boobu rek. kenn du moom ci mim réew waaye macha allah jànq def nga. di la laaj rek lan moo waraloon sa teewaay tey ci bis bi. bon man maay le coordonnateur du festival des enfants du Baol. bon ñun ñoo organisé le festival. sunu teewaay mooy xool lépp lu nga xam ne si dafa war a baax rek wala dafa war a tax festival bi jaar yoon rek moo tax ñu teew fi nekk ci biir organisation festival des enfants du Baol. dëgg la léegi mënoon naa xam tour bi ak tamit festival bi ba xam yéen a ko organisé seen propre moyen ou bien dañ leen jàppale wala lan parce que lii macha allah daal bi mooy 2 fois ngeen ko fii def. waaw man maa ngi tudd Souka Diop nekk entreprise Diaw Bass en même temps nekk le coordinateur du festival des enfants du Baol. comme li nga wax rek ndimbal da ca fekk loxol borom parce que ñun entreprise lañ yor te entreprise boobu njëlbeen gi mooy dafa war di delloo njukkal askan bi bokk na ci li tax ñu jël initiative bu delloo njukkal waa Diourbel parce que bu ñu sañoon kenn ku ne ñu fekk la fa nga nekk jox la njukkal mais lii bokk na ci li nga xam ne si dana tax xale yi bëgg mag ñi parce que gis ngeen ko depuis 5 jours 6 jours 10 jours fii ba 10 jours xale yi danañ bëgg donc suñuy moyen la ñu njëkk a jël investir ko pour le festival am na nag d'autres partenaires yu nga xam ne si jàpp nañ ak ñeneen ñu nga xam ne si ay kilifa lañ ñoo xam ne si aussi ñëw nañ accompagner yi ci festival bi ci partenaires yooyu aussi mu ngi nekk ay entreprises yu nga xam ne si dañuy évoluer ci biir dëkk bi mën naa ci lim waa Sidio Groupe mën naa ci jëm waa résidence Darou Salam maa ngi ci def Asadep maa ngi ci 5000K ak d'autres structures yoo xam ne si les moulins du Baol la direction de l'emploi ONFP c'est des structures yoo xam ne si vraiment ils sont venus nous accompagner ci liggéey bi nga xam ne si moom la ñuy def et d'autres personnes yi nga xam ne si tey ay exposants la ñoom ñu ñëw jël seen stand ñëw accompagner ci festival bi. dëgg la macha allah li nga wax am na solo waaye tamit dama lay laaj rek VFtv nan nga ko gisee moom tamit télé bu mag bi nga xamante ni bi may nekk Diourbel di ko ravasonné nga nekk tamit ci seen biir émission Halima Show tey dañ ñëwoon rek ñu ne nañ leen seetsi parce que lu nice li ngeen di def macha allah dafa am solo torop di leen wax rek macha allah daal ñu ngi leen di féliciter di leen encourager bu baax. merci ñi ngi féliciter waa VFtv parce que bokk na ci premier partenaire du festival parce que bi ñu koy def en 2019. Ndey Xaar sama jigéen bokk na ci ñi nga xam ne si moo njëkk a ñëw contacté ma ne maa bëgg a jàpp ci festival bi parce que affaire yu Diourbel la def ci ay émission ay plateau te gis nañ ne aussi édition 2019 bi taxawaay bu rafet ba mu ca taxawoon la même chose aussi édition bi nga xam ne si moom mi nekkit gis nañ taxawaay bi mu nekk télé de référence bu nga xam ne si mi nga am ci Diourbel bi te lépp lu nga xam ne si dafay nekk ci Diourbel mu di ko feeñal ñu di leen encourager comme ni ñu ko defee woon rek parce que télé bi suñu télé la télé waa Diaw Bass la man ci télé bi laa bokk donc aussi ne te télé bi aussi festival bi parce que ba ci bëccëg rek Ndeye Xaar mi ngi may woo di ma wax taxawaay bi ngeen war a taxaw ak liggéey bi ngeen war a liggéey ci fekk bi vraiment di ko rafetlu lool liggéeyam parce que même boo demee ci seen télé bi émission yi ci ëpp yi ngeen def nii jamono yi toll festival bi la ban demee ci ban génnee ci festival bi lay passé aussi dem nañ lu ëpp 2 mois 3 mois nga xam ne si émission lépp lu nga xam ne dafay fës ci festival bi rek télévision bi wane na ko kon ñu leen di encourager di leen jaajëfal wane na yéen aussi seen taxawaay rafet na yàlla na yàlla def jàmm. dëgg la tonton Soukas kontaan nañ di la wax ni macha allah tenue bi nice na ba xeeboo ko. non xeebuma ko kii mooy hôtesse yi waa festival bi booy ki ñuy wax Serigne Mor
Sourang moo ko ñawal waa festival des enfants du Baol. ah macha allah am na solo merci tonton maa ngi leen di nuyu di leen ziar sama xarit yi sama xale yi noo leen gisee festival bu mag bi nga xamante ni bi seen tonton defal na leen ko muy tonton Diaw Bass ndax kontaan ngeen ci jouet yi mu leen indil moment yi namatoo leen dem Dakar namatoo leen Magic Land. déedéet neex na dem fenn. namatoo leen dem fenn. déedéet nekk suñu dëkk Diourbel. dëgg la nekk Diourbel. léegi lan ngeen di wax tonton Diaw Bass. yàlla fi yàgg ci wér rek. lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. ñu ngi koy sant di ko gërëm lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal rek yàlla na ëpp lii. allahumma amiin léegi tamit télé bu mag bi lan ngeen di wax muy VFtv ngeen ci ànd ak si Salima Fall seen animatrice bu mag bi nga xam ne ñàkk koo seetaan wóorut kat ndax télé bi moo nekk télé boo xamante ni bi macha allah mooy bombu daal. oui waaw ñaanal borom télé bi Ndeye Khar Faye. lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. amiin merci beaucoup. ayca nee naa leen nag feccu riit bu neexee yaajo moo jàpp ci mbagam waaye macha allah tey doomu Jurbel bu ñu kontaanee rek ba ku nekk mën a taxaw fii di zalone xale yi namuñu dara mag ñi namuñu dara c'est grâce à tonton Diaw Bass di ko encourager mais tamit dañ koy féliciter rek ak tamit laaj ko rek nan la def ba organiser lii ba xam mooy boppam la wala dañ ci jàpp tonton Diaw Bass ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay di nuyu Alima Fall ñu ngi lay fay di nuyu di nuyu waa VF yëpp di nuyu aussi ñu ñuy seetaan ñëpp si réseau câble yi si télévision au niveau national ak international ñu ngi lay nuyu di nuyu population Diourbel yëpp. léegi tonton Diaw macha allah depuis décembre bi la 24 ba léegi nga nekkoon fi macha allah soo gisee jouet yu nice yi nga xamante ni bi xale yi namuñu dem ba Dakar pour dem Magic Land c'est grâce à toi di la wax rek ba xam yow yaa ko def yow kese wala dafa am ñeneen ñu nekk sa ginnaaw ñu la ci jàppale parce que macha allah bi mooy 2 fois nga koy def. waaw c'est que xam nga lii aussi su ma ko defee li tax ma def ko aussi nit aussi dara bu ko sogee fokk mu def le tout pour xool nu mu koy defee ak ndimbalu suñu borom aussi ak ndimbalu population Diourbel aussi ndax li ma arrivé moo tax ma ne dinaa ko def yàlla dogal na ñu continuer par rapport ak lii taxawal benn projet boo xam ne ni moo ko accompagner surtout si wàllu festival bi parce que ba mu commencé aussi ñu tuddee ko festival des enfants début bi dama naan lépp loo xam ne lu ñu si def sama moyen bopp la boole koog dama luyoon manège accompagner ko muy première édition 2e édition ñu waroon ko def malheureusement Covid bi 3e édition bi mooy bii nii bii aussi lépp loo fi gis suñu moyen bopp la lépp loo fi gis sama moyen bopp la parce que it aussi bu fekkee yaa ngi def dara pour askanu Diourbel di nga si tàllal loxo aussi Diourbel waaye wax dëgg yàlla sant yàlla aussi ba nga xam ne population Diourbel accompagné nañu si cadre boobu beneen biit mooy ñu amoon ñaar ñoo xam ne nii dañ ñoo gunge muy le parrain ak marraine bi dañ ñoo gunge si cadre boobu beneen bi ñu am ay partenaires parce que le parrain Dame Diop la Dame Diop aussi ñëw na fi jàpp si na fi macha allah jàpp bu am solo ba taxit xale yi mën a fo comme yeneen dëkk yi ñu koy defee mais loo fi gis su nekk aussi suñu moyen bopp la loo fi gis comme manège muy foire muy stand muy plateau lépp macha allah ñun ñoo ko installé def ko fi uniquement pour Diourbel. macha allah di la wax rek ca kaw ca kanam ci lu baax parce que nee naa leen su ko neexoon mu dëkk ci dëkk bi ba pare du defar dëkk bi waaye moom dama koy du ma taay di ko wax dama koy répété di ko répété waat parce que nee nañ waxaat du bari wax mais c'était juste que da ngay bëgg rek li ngay wax ñëpp jot ci te kuy def lu baax da nga ko war di fësal te moom bokk na ci nit ñi nga xamante ni bii macha allah doomu dëkk bi jooy ñu dara ñun ñi dëkk Bambey sax am na ci ñoo xamante ni bi dañuy déplacé wu ba foofu ñëw ba fii parce que namatuñu dem Dakar daal macha allah ndax suñu tonton bi ndax même foire bi sax boo xoolee da nga ko fiy gis lépp a ngi fi macha allah di ko wax rek kontaan nañ beneen yoon dinañ ñëw nag gën a yaatal tonton di la wax amal jàmm bu baax a baax a baax. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm. di sant groupe VF yëpp. ok merci beaucoup. yéen a ngi ci biir Fësël ba léegi yéen a ngi ci biir Alima Show ba léegi di leen wax rek gis ngeen ni macha allah festival bi lépp la am foire baa ngi nii xeetu diw yu baax yoo bëgg rek ma ngi fi xeetu gommage yu baax yoo bëgg tamit am fi sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar tur bi naka la. Assane Gueye laa tudd waaye maa ngi leen soxla si ñoom leen ziar bu baax waaw ñoo ñëwoon ci foire bi andi produit yi nekk ci
ci benn société bu tudd Studio Group nekk ci benn société bu tudd Studio Group nekk Diourbel mi ngi fi basé wu presque depuis 2009 ba léegi ñoo ngi fi depuis 2004 ñoo ngi basé wu Diourbel digital bi yëpp ñu ñëw ko actuellement lii ay produits importés la lait suñu produit local la mooy ara diw bi ak ceeb bi yëpp produit bu ñuy defaree fii ci locaux yi la lii des yëpp ay produits local ay produits ay allemand la waaw ñun ñoo ko yor ñoo koy commercialiser fii représenté surtout fii en Afrique. di la wax di la laaj rek ba xam nan nga gisee foire bi nan nga gisee tamit tonton Diaw Bass li mu organisé fii muy festival bu mag ba pare en même temps mu defal leen foire boo xam ne macha allah ndax yéen a ngi ci gis seen bopp client yaa ngi ñëw ou pas. waaw ci loolu li ñu ciy wax mooy c'est pas pour rien que Studio Group signé convention ak Diaw Bass entreprise Diaw Bass comme que dañu ko gis bu nekk benn ndaw di prôné di def la xamante ne bi aussi am na njariñ di jàppale jeunesse bi di jàppale ndaw ñi ci dëkk bi yëpp ak aussi di yee dëkk bi nit di xam ni Diourbel am na dara moo tax Studio Group signé partenariat ak moom di ànd ak moom di liggéey actuellement ni fii ñun partenaire lañ ci foire bi ak moom jaajëf soxna si. waa kay ña ngi lay jaajëfal merci beaucoup. ayca di leen wax rek yéen a ngi ci biir Halima Show nee naa leen nag tey Halima Show macha allah dafa ànd ak bonus ndax dañoo ñëw festival bu mag bi nga xamante ni bii tonton Diaw Bass moo ko organisé waaye ñu ngi ci foire bi dëgg bu du neex boo xoolee rek yu baax yi nga xamante ni bii nag xale góor yi ñoom ñoo fiy toog di doot seen waar y a pas de son métier góor baax na jigéen baax na maa ngi lay nuyu di la ziar sëñ bi ak tur bi naka la. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax Jili la ñu gën ko xam ci Jili création Jili artiste maanaam Jili lépp ànd ak sama doomu nday Saala ñu bokk nekk fii di leen dalal bu baax a baax. léegi Jili damay laaj ba xam festival bi nan nga ko gisee ak foire bi tamit ndax yaa ngi ci gis sa bopp ak tonton Diaw Bass tamit lan nga koy wax daal. waaw foire bi moom instant yi moom alhamdulilah moom instant yi moom kontaan nañ ci lool boo xoolee sax yu bëri yu ñu defoon yàlla def na lu ñuy liggéey gars yi bëgg nañ ko tey jënd nañ ko tamit nekk na loo xamante ni nag ñoo ko créer suñu bopp nekkul loo xamante ni li nga fiy gis lépp ñun ñoo ko créer ñoo ko def parce que ay doomu Diourbel lañ mën nañ li ñuy def te ay téer lañ moo tax ñu ñaw teg ko lépp loo fi gis rek ñoo ko ñaw rafet. léegi comme te yow da ngay ñaw man bëggoon naa man jongoma mineur bi nga ñawal ma lu baax parce que demee xam nga ni waali bi la te waali bi day fay prix warta yomb Diourbel na door pa suba incha allah loo xam ci loolu nag waali xam naa fi dina ko wàcce. non yow moom da ngay ñëw ñu defal la lu rafet. dañ lay defal robe bu baax. dëgg la soo ko waxee dinaa ko gëm ndax yi ma gis fii macha allah tey ko gën a baax ngay def léegi tonton Diaw Bass lan nga koy wax. di kontaan ci li mu def nii rek di kontaan di ci kontaan bu baax a baax a baax a baax ndax lii mësul am Diourbel lu mel nii mësul am 2 ans ngi nii mu koy def ñun dañ koy ñaanal rek billaahi ndax bi ñu ñëwee ñun ci ñi fi njëkk ci lan te lim ñu wax mooy dana ma Jili tànn leen fu leen neex ñun fii ñoo ko tànnal suñu bopp te laajuñu fukki dërëm billaahi. dëgg la Jili Baxdaat ñu ngi lay gërëm di la remercier bu baax Aïcha di la wax di courage merci beaucoup amal jàmm. Aïcha nee naa leen nag yéen a ngi ci foire bu mag bi foire bi nga xamante ni bii xewawul fenn lu dul Bawal kan moo ko organisé tonton Diaw Bass di ko wax rek macha allah nice na trop sax lii mu defati na mëninam parce que duñ ne guleet ce n'est pas la première fois muy def lii waaye nag dañoo dugg ci benn boutique boo xamante ni bii macha allah joué xale yoo soxla rek ma ngi fi ndax xale yaa ngi nii di kontaan mag yi tamit maman yi ña ngi fi papa yi ña ngi fi ñëpp a ngi fi di xool joué nu mu kii Aïcha sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar di la laaj tur bi. maa ngi lay delloo nuyu bi di la ziar bu baax a baax man maa ngi tudd Sala Thiam. Sala Thiam waa Sele damay laaj rek initiative bu mag bi nga xam ne tonton Diaw Bass moo ko organisé noo ko gisee ak tamit foire bi mbaa yéen a ngi ci gis seen bopp. waaw macha allah alhamdulilah parce que initiative bi la bokk ci initiative bu noble la parce que ku wax Diourbel xam ne peut-être que yu mel nii manqué na fi trop aussi tamit c'est très rare te tamit aussi moom bu dikkee def lu mel nii tuddee ko festival des enfants ñun tamit aussi en tant que ñoo xamante ne ay ndaw dëkk bi lañ mën ñu ci leen tamit lu dul ñëw accompagner ko ngir tamit gën a taal suñu image yu dëkk ba nga xamante ni kenn duñu ko yóbbu. Aïcha dégg ngeen li mu wax dëkk bi macha allah fi mu ne ñëpp a kontaan ndax tonton Diaw Bass waaye nag boo gisee rek joué yi nekk fii nga xam ne macha allah ñoom tamit xeebuñu bés bi daal parce que xam nañ ne xale yi dañoo jàng ba sonn bu dara jotul lu dul feetu Noël war nañoo indi joué yu baax pour maman yi tamit tànn ci ak papa yi pour bégal seen doom yi pourquoi pas sax ñun maman yi ñu bégal ñu am na joué mag wala joué xale kese la. am na joué mag am na joué xale parce que boutique bi moom benn boutique la boo xamante ne nii nekkul ne dafay dox
ci côté Noël bi rek parce que mi ngi fii ci côté Sonatel nekk tout à 1000 francs mais aujourd'hui dañ ko def bu nekk tout à 1000 francs plus nga xamante ni lépp li nga xamante ni moom mooy joué xale ba gi sax ay joué mag yooyu yëpp am na fi quoi. dëgg la léegi man sama joué ak sama joué papa sama chéri mon amour quoi sama bànneex ani joué parce que man bëgg naa man tamit bu may dem ma offrir ko benn cadeau. yow sa joué mu ngi sax mon amour dama lay jox bii bu ko defee sa waa après da nga koy mënoote di ko def caw sa xiir. non bi jéejjee ko moom moment yi su ma defee caw sa xiir sama yaay daf may dóor kon bàyyi rek mu sedd ma bàyyi ko jéeg yi xoolal ma beneen rek. ah mais non xam nga soo waxee ne sama joué papa waat mi ngi sax mon amour moom mënuñu la jox lenn lu loo xamante ni xaj na. di wax tur yu neex tamit. ah déggal loolu. loolu rek la ñu am ci ñun. man kañ laay am loolu. ah moo jaaxal est-ce que amoo ko tamit. waaye rafet na di la wax macha allah ba déwén incha allah ak tamit ba 31 décembre dinañ jaaraat. incha allah merci beaucoup en tout cas non ñu yëg suñu bopp mu baax. léegi su xale yi kontaanee rek ñun kontaan nañ ndaxte xale yi lañ fi nekkal comme aussi ñoom sedd ñoom ñoo ko moom ñoom bu seen xool sa seddee rek ñun suñu xool sedd na quoi. dëgg la léegi tamit damay wax rek pour nga sànni quelques mots rek ci télé bu mag bi télé bi nga xamante ni bii macha allah képp ku mu filmé lul rek man nee naa la baaxut waaye nag kenn du mbay seen sama caméraman bu ñaawut bi yow lépp loo filmé wut man du ma ko laal ndax dama laa ñime macha allah xale bi di la wax rek lan ngay wax VFtv. VFtv ñu ngi ko gën a xam ci valeur femme. ki nga xamante ni moom moo ko initié nekk suñu jigéen suñu xarit nday xaar boo demee ne ko Sela Thiam mi ngi koy nuyu te yaakaar nañ ne télé bi moom télé la boo xamante ni depuis que mu nekk ci dëkk ba léegi ñu ngi gis suñu bopp bu baax a baax a baax a baax. waaw li nga wax dama koy dëggal rek parce que nee naa leen nday xaar yi dafa dëkk ci dëkk bi boole ko defar dëkk bi kon kenn du moom sene ña ngi lay remercier bu baax di la wax tamit encourage et fonce merci beaucoup. tey da ngeen a ñëwoon yéen tamit bokk ci festival bu mag bi nga xamante ni bi Tonton Diaw Bass bokk fi organisé nan ngeen ko gisee. ah macha allah moom festival bi moom tata neex na torop wax parce que lii moom dafay bëggal xale yi bëggal mag ñi aussi macha allah. dëgg la léegi tur bi nan la mademoiselle wala madame. madame Ndiaye. madame Ndiaye waa léegi da ngay nuyu waale monsieur Ndiaye mi lay seetaan. waaw ñun monsieur Ndiaye tamit aussi maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw. léegi lan ngay wax Tonton Diaw Bass. Tonton Diaw Bass li ma koy wax mooy yàlla na ko yàlla bàyyi ci kanam ak kanam li boobu déwén heure bi mu gën koo mën daal xam nga. dëgg la waaw Croix-Rouge yëpp sant nañ ko gërëm nañ ko. parce que bañ fi ñëwee bu rek taxawaay ji rafet na. léegi damay laaj tamit ba xam seen job bi mettiwul depuis ngeen ñëw amoo leen benn difficulté boo xamante ni bi yéen a ngi ko ci doon daj wala déet. non macha allah moom. lekk yi doy na. lekk yi doy na macha allah gisoo ba ma yóbbu sama reer. lekk yi doy na naan yi doy na. yéen a ngi tëdd tamit fu nooy. waaw. ah kon macha allah léegi bisul benn defal Moussa Ndiaye benn kuku bu ndaw la wala benn bisu te xam naa namm na la def ko benn bisu rek. waa gis nga nag mbokk VF mbokk YouTube yi macha allah dama kontaan parce que Diourbel laf cat moment yi dañoo namu dara parce que soxlawuñu tamit ñuy dem ba Dakar wala ñuy dem feneen pour di béggee ndax nee naa leen lépp lu ñu soxla rek daan ko soxla décembre dem di ko wëri fii ba Dakar wala ngay dem ba Thiès jaratu ko ndax macha allah c'est grâce à kan Tonton Diaw Bass ña ngi lay nuyu ña ngi lay remercier bu baax di la wax aussi macha allah affaire yi nice na ñëpp a kontaan boo gisee nit sama ginnaaw nga xam ni lii rek du lu ndax moment yi Diourbel ma ngi belli Diourbel a ngi neex ndax kan ndax Tonton Diaw Bass waaye dama fay jaaree rek daal di tëj waaye nag du ma fàtte mukk sama sang bu tedd bi muy sëñ Saliou Mbacke nga xamante ni bii tey la génnoon àdduna muy la 28 di ñaan rek yàlla mu oyofal suuf ci kawam bu baax a baax yokku leeram macha allah sama sang bu tedd bi lépp lu ma ragal rek nga dàqal ma ko lépp lu ma ñëwee nga indil ma ko Mbacke Balla kenn du yow di la wax rek macha allah yal na suuf gën a oyof ci sa kaw yàlla taas sa barke di leen wax rek lii lañ leen indiloon di leen joxaat ay dig daje ba beneen yoon kontaan naa ci yéen bisous one love. Yo, it's dead in this town.